mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. Sénégal benn tey ñeenti waxtu ci ngoon ci Caire ci wàllu quart de finale CAN ba fay am daan fa dem fekki kenn ci suñuy ndaw Cheikh Tidiane Diagne coowal pétrole gi ak enquête bi ci procureur ubbilu déglu nañ ci déglu gi wéy tey ji ci subaak léegi Aliou Sall moo nekk ci division investigation criminelle baccalauréat 2019 ñaareelu xaaj bi tey ji la tàmbali waaye sumb bu njëkk ba seetlu gi mooy ci wàllu kon ndam gi taux de réussite 14,94% wuute woon ak la woon daaw 15% yu tegal mu mel ni am naas lëf ci wàññite gëstu bi ci wàllu woowu sax l'école beeg jigéen ñi ñoo gën a jàmbaare seen i càmmiñ góoram déet ak Anna Rocha seetlu gi mooy jàmbaar la ñu naam waaye ba tey càmmiñ ja fa ñu ne woon ña nga fa gëstu beneen ci risque yi mën a fekk ñu yëngu ci wàllu chantier yi ñeel tabax wala daaneel li bâtiment li waral sabab lii di gëstu bi mooy accident bu woon ci Yaraax ñaari di nit ñàkk ci seen bakkan kenn am cay gaañu yu métti waaye li wér sa wóor mooy lu jëm ci bâtiment moo faw ak xam wàllu plan rawatina mooy gis-gisu Mamadou Berté jox nañ ko kàddu gi architecte la faw booy tabax wala ngay daane la bâtiment nga tëral la plan ngir rawatina kaaraange ña fay liggéey bitim réew Adja Binta Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye jàmm mi ngi bëgg a dellu si ci langue politique gi ca Mauritanie waxtaan door na fa ki jiite parti nguur gi ak ki jël ñaareelu place bi ci élection présidentielle ba daje nañu démb dinañ déglu Biram Da Abed ndax crise diplomatique dafay waaj a am ci diggante Grande-Bretagne ak États-Unis ambassadeur Grande-Bretagne ba nekk États-Unis démissionné na sànq gannaaw ay kàddu yu mu jokkonteel ak président Trump. fekk beneen crise diplomatique am ba noppi ca diggante Somalie ak Guinée-Conakry. Adja Binta jërëjëf ba ci kanam ngir yaatal gi wàllu CAN bi moo waral supporter ak Binta Diallo ak Lacoste bi Youssouf maa ngi lay ziar. di la nuyu Alaaji Assane. li gën a fës ci xibaar yu ñu jagleel CAN bi. Sénégal Bénin bu 16h jotee ngir door quart de finale CAN 2019 ban 11 Sénégal moo war a jàkkaarloo ak Bénin supporters yi ban taxawaay la ñu war a am kon ci match boobule xibaar yu mujj bàyyeekoo ca Caire ak suñu ndaw ñu fa toogal. bi na doon kon match bu njëkk boo xamante ne mooy match buy am VAR ci histoire bu CAN di décision boo xamante ne kenn ci arbitre fédéraux yu Sénégal rafetlu na ko di ngeen ko dégg ci xibaar yi Sénégal Bénin match féticheurs yi maanaam ñi yor xalum xarfa foofa yi supporters yi di wax kon la ñu xalaat ci mystique bi kon ci match boobule di ngeen dégg tamit doomu Sénégal yi nga xamante ni Bénin lañ cosaanoo ñenn ci ñoom daal fu mu toll nii xel ñaar lañ am diggante gaynde yi ak écurie yu Bénin. jërëjëf Youssouf yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Aliou Ba. xool ak xel yëpp wutali ca Égypte ak CAN beeg Sénégal mi ci daje ngoon 16h ak waa Bénin ci wàllu quart de finale ngir ku cay gàddu place bi jëm demi-finale ñu dem ca Caire ak Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye. ñu ngi waajal suñu digg ak beneen ni nu ko waxee manees na amas lëf ci xibaar ñeel ban 11 la Aliou Cissé sumbee yëf yi. alors Alaaji Assane jamono gi ñu wax ak yéen ñu ngi ci yoon mi nii di wutali fi nga xamante ni daal moo di stade bi ndax diggante fa ñu nekk ak fi nga xamante ni moo di stade bi pratiquement 1 heure de temps de voiture donc pour vous dire que dafa sori mais bu loolu weesoo rek li ñu la mën a wax moo di classement officiel du Sénégal gi daanaka daal fi mu toll mënuñu ci wax dara waaye lu ci mënti am rek xel mën naa jàpp ni que classement bi nga xamante ni moom la ñu nar a amal suñu diggante ak Bénin warata sori classement bi nga xamante ni moo doxoon suñu diggante ak ñii di waa Ouganda donte nag ñu ci séntu benn changement bu ndaw moo di titularisation Diao Baldé Keita ci place Ismaïla Sarr bi nga xamante ni moom dafa gaañu ci xibaar yi nga xamante ni jot nañ ko démb sax ki nga xamante ni moo di directeur équipe bi daal na ko dëggal loolu nag lépp di wane daal solos gi lay jongante ndax équipe bi démb gannaaw bañ namee li nga xamante moo di seen séance d'entraînement gis nañu équipe bi nga xamante ni daal am na détermination ngir fexe kon bokk nu mu weesoo li nga xamante ni moo di quart de finale ndax ci fàttali Sénégal ci atum 2006 fii nii ci Caire da ko joon a qualifié ci wàllu demi-finale Égypte sax moo ko éliminé woon ba tax na fi mu toll nii ak opportunité bi nga xamante ni am nañ ko am nañu yaakaar ni Sénégal ci daloom maanaam ci équipe bi mën nañoo yaakaar ni kon bokk Sénégal war naa mën a qualifié ci wàllu lii di demi-finale donte suñu diggante ak Bénin mënut a yomb ndax match bi nga xamante ni ku ci nekk si sa jëmm bopp di nga ñëw ngir mën a dëggal sa bopp loolu yëpp incha allah moo di li nga xamante mën nañ ko jàppagum pour l'instant waaye ci lu jëm ci classement officiel bi pour l'instant Alaaji Assane mën nañ ci wax dara lu leer xanaa rek ñu daal di dem ba stade
xaar ñu joxe li nga xamante ne moo di feuille de match bi à partir de ce moment incha allah danañ leen mën a dégtal li nga xamante ne daal moo di classement officiel bi waaye pour l' instant benn changement rek moom la ñu njort ni moo war a mën a am moo di entre Diao Baldé Keita ci place Ismaïla Sarr Aladji Assane. jërëjëf sëñ Cheikh ci kanam tuuti incha allah 15h ñu jël antenne beeg desk sport ak RFM ak ndaw yee ca Égypte sëñ Cheikh ak jigéenam Sode Thiam ngir incha allah mbokk yi ngeen dund lépp loo xamante ni xew na foofe ci match bi ñeel quart de finalu CAN bi diggante Bénin ak Sénégal ca Bénin nag ñoom askan wa rawatina presse bu moo même réew di yéene kaay xëy tey ji ànd puus ci ginnaaw seeni joueur am nañu kóolute ne ñooy daan Sénégal kii di Georges Dethié Diop bu ñu jàngal presse Bénin baak nañu xëyee tey ji ne ci seen ginnaaw wi footballkat. L'actualité yëkki ci ay kaddu ne askanu Bénin ñu ngi ginnaaw seeni ambassadeur ngir ñu am ndam fraternité toppandoo ko ne ñëpp ngi booloo nekk ci ginnaaw écurie ya waaye ca dëggantaan yéeni kaayu Bénin ñoo ne ginnaaw seeni équipe nationale journaux yi yëngu ci wàllu tàggat yaram ak journaux yi nga xamante ne lépp la ñuy càmbar taskatu xibaar yu Bénin yi gëm ne écurie ya daañu am ndam ci kaw Sénégal li koy firndeel moo di titre yéeni kaay bii di l'actualité fu ñu dooree ñaar faw ñu door ñett ñaar ndax écurie ya indil nañ jafe-jafe gaynde yu Cameroun ak gaynde yu Maroc ba ñoom ñu éliminé leen ci Coupe d'Afrique bi ñett ndax ñetteelu gaynde bi nga xamante ne moo ca des moo di bu Sénégal la dépêche gëm ne waa Bénin daañu am ndam ci seeni match ba tax yéenekaay bi ne écurie bi jamono ji dañoo gën soxor matin libre moom ne mbir ma war naa wéy ndax bu ñu tënkoo ci journal bii di le potentiel Bénin noppi na ngir indil gàllankoor sénégalais yi def lépp bu ñoom ñu ñibbisiwaat ndakaaru le potentiel yemu ca ndax jamono ji fi mu teg gëtam moo di ci coupe bi mu yokk ci ne écurie yu Bénin ñu ngi gën di jege raaya gi benn journal bi nga xamante ne àdduna ci ak daal nag moo di quotidien bii di le meilleur li mu wax moo di ñoom daal jamono ji ñu ngi xeex ngir egg bu njëkk ci demi-finale yi fas yéene ca laalek gaynde yu Sénégal Bénin tey ci ngoon yéenekaay bii di yëngu ci wàllu tàggat yaram di le champion ni mu ko gisee moo di favori bi mooy jonganteeg ñi nga xamante dañoo taxaw dëgër këcc hebdomadaire bii di le régional ne écurie yi ñoom amaat nañ ay gaynde tey gi ca Bénin moom fépp la ñuy jaar ngir gën a soññ écurie ya këru taskatu xibaar yi di ko defee noonu fraternité dem sax ba def ab éditorial ne écurie sans faiblesse Angelo Dosumu mi nga xamante ne moo bind éditorial boobu ne écurie ya jamono ji duñ ci demee ak sooxe ci kanamu gaynde yu Sénégal ndax jamono ji seen xel day dal ci terrain bi fële ca Caire ngir ñu wone fa lu yememaay ndax seeni jaar-jaar wone na ko saa su ne daje nañoo ak ay gaynde dóor leen kon jamono ji tiitatuñ dara. ak RFM kumpa jeex na. ba tey ci xibaaru bëccëg geeg rajo Futur Média wàllu yoon ak enquête bi nga xamante ni procureur de la République ubbilu na ko ñeel coowal pétrole geeg mbiri contrat ci Sénégal rawatina coowal Petro-Tim gi boobaak léegi ñu ngi ci wàllu déglu gi ci kanamu division investigation criminelle ci suba nag maire bu Guédiawaye Aliou Sall moo xëy ne fa ci subaak léegi ci xibaar mu ànd ci ak yenn ci ay militants ñu ngi ci dikk en direct ak ñun Pape Bess Diba Pape Bess maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. Pape Bess maire bu Guédiawaye Aliou Sall mu ngi ba tey ak déglukat yi diggi waawam déet. waaw Assane noonu la mi ngi toujours ak waa diggi yi fii ci tribunal bu Ndakaaru bi 9h jotee nag la egsi mu ngi sol benn xaftaan bu weex di tàllal loxo reetaan yenn ci ay farandowam jógee Guédiawaye ñëw gunge si kër si audition am buy am fii ci tribunal bi mu ngi ci nag boobu bi léegi audition Aliou Sall fekk si rek audition yi nga xam ne jotoon na déjà am ku mel ni Birahim Seck ku mel ni Babacar Mbaye Ngaraf ak ñeneen gujaabeek yooyu nga xam ne jotoon nañ leen déglu bokk ci procédure bi nga xam ne ni procureur da ko ubbi woon ci mbirum Petro-Tim ak lépp luy contrat pétrolier te ne nguuru Sénégal da ko jox daal ñeneen te ñu jàpp ne daal moom Aliou Sall ginnaaw enquête BBC da ko si tuumal kon moom mu nekk principal concerné ci mbir mi dina peut-être indi ay leeral suñ génnee ci audition bi ñoom ñi koy déglu ak procureur mi ko santaane xam naa dinañ mën a gën a xam fan la ñuy teg seen tànk ci l'enquête bi nga xam ne nii kon ubbi nañ ko di ko wéyal boobu ba léegi ak ñi ngi ci jot déglu yépp fii nag partisan wam yi lu toll ci ay téeméer ak lu ko yées xam naa ñoom daal ci suba bi léegi tam ñi ngi fii teel nañ fi ñëw ñu ne daal dañuy gunge ki nga xam ne ni moom mooy seen maire moom mooy seen waay di seen farandoo également ngir jàppale ko nee nañ daal am nañ confiance ci justice bi te moom Aliou Sall également amul dara lu muy reprocher boppam tax na daal confiance daal lañ wane nee nañ lu temps bi jar rek ci di koy xaar audition bi dinañ ko koy xaar fii nga xam ne fii lañ nekk di tribunal bu Ndakaaru
Ndakaaru El Hadj Assane. jërëjëf Pape Bess Diba bi coow li jibee nag bokk na ci jéego yu mu teg moom Aliou Sall daal di bàyyi tekki ndomba tànkam ci boppu caisse dépôt consignation CDC ki ko fa buutu ci pàttali mooy ki jiite woon di jamono impôt domaine ci Sénégal Cheikh Tidiane Ba moo yor léegi kon CDC goge ci wàllu jébbalante lenge nag di passation de service jàppale ni kon moom Aliou Sall dina ko jébbal lengey poste njiital CDC moom Cheikh Ahmed Tidiane Ba ëllëg ci alxamis ji lay doon baccalauréat RENAP 2019 ci Sénégal ñu rek nemmiku ne résultat yi njëkk waddee ci sumb bu njëkk bi di premier tour bu nu ko méngaleeg yu daaw yi woon ci waxtu wi 2018 am na as lëf ci wàññite ñaareelu tour bi nag sumb gi tey la gëstub xaas njëgu jeen toll nañu ci lu ëpp 22000 di maanaam ñaar fukki ji nekk ñaari élèves yu jàll d'office ci lépp 155000 maanaam téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom yu doon def bac général mu toll ci xayma téeméeri élèves yoo jël fukki yeeg ñeent yi ak yu tegal jàll nañu gën a suufe tuuti li woon daaw nga xamante ne toll woon na ci téeméer boo jël fukk ak juróom yi ak yu topp jàlloon nañu ren nag lépp 40000 maanaam ñeent fukki junni ñoo war a def lii di oral bi nga xamante ne tàmbali na tey ji ci suba gii donte sax résultat yi ren yi wàññeeku na tuuti mention yi moom dafa gën a yokku ndax am nañu lépp 4000 di maanaam ñeenti junni mention wuuteeg lépp 3000 di maanaam ñetti junni mention yi woon daaw ren nag mention yi nii la tëddee juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti mention très bien juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak benn mention bien ak ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaari mention assez bien lu soxal nag bac arabe bi téeméeri élèves yoo jël ñaar fukki ak juróom ñoo jàll d'office loolu nag ci lu ëpp juróomi junni yu doon def bac ren yeneen junni candidat ak lu topp war a def lii di oral ci fàttali nag daaw résultat bac yu mujj yi nag tolloon nañu ci téeméeri élèves yoo jël fanweer ak juróom jàlloon mu ëppoon li woon daawaati géej di 2017 nga xamante ne téeméeri élèves yoo jëloon fanweer ak benn képp ñoo jàlloon na 2017 di at mi nga xamante ne examen bac bi bëri woon na coow ndax fuite ak njuuj njaaj yu ci amoon. Alaaji Njogu Jeen deuxième tour bi ñeel bac bi ni ñu ko waxee tey ci suba la ak léegi waaye ci Thiès du fa ñàkki jafe-jafe ci école bi nga xamante ni mooy dalal tout tànk yi seen i gët muuru di INEFJA foofu ca Thiès ñi nga xamante ñooy professeurs yi leen di encadrer ak transcrire la ñuy liggéeyee ñoom dañoo yëglu woon ay bés bi nu génn ci lu nu warlu ak ñoom nguur gi ay indemnité ca fayuñ ko woon ñu daal di kon doon artu banque yoo xëy def nañ lu ni mel ci kaw deuxième tour bac bi Cheikh Anta Diop. ñaareelu pàcc bu jëm ci examen baccalauréat door nañu ko fii ci lycée Malick Sy bu Thiès waaye nag ñiy taxawu candidat way laago yi di ay silmaxa seen liggéey dem ci épreuve yi nag ñoom ñoo koy bind ci méthode Braille jubbanti ko ngir silmaxa yi mën cee sëgg jàngalekat yooyu de ñoom ñoo dumooy tey classe yi nee nañ duñu corriger examen ñaareelu tour bi Michel Alitine moom moo yor kàdduk syndicat unique des travailleurs enseignants jëmale ko ci élèves silmaxa yi. bu xale njaacaar amee 3 heures de temps pour def benn épreuve suñu xale yi 5 heures lañ ci ciy def laataa ñuy jot épreuve yi ñun dañuy jox clé bi suba teel ñu transcrire la leen ko en braille doo leen ko jox 1 heure de temps pendant que les autres commencé nañu 1 heure de temps avant ñu def ci seen 3 heures de temps ak li ñu leen di yokkal balaa ñu ñuy jox copie muy 1 heure su fekkee ñett épreuve ñooy am par jour presque fukki waxtu ak juróom xale yi dinañ ko fiy def ñun ñu def fi autant ñun ay ndawal buur lañu nit ñu xam li leen war lañu mais dañoo bëgg ñu ñuy defal li ñuy defal ñeneen te defuñu li ñu def ñun séminaire day am sali bés bu ne per diem du yées 100 000 francs nous voulons juste ñu jox ñu lu ko jar li ñuy jox vraiment mën naa ko tuddee sara par rapport ak coono gi mbir mi laaj. ñoom ñëpp nag takk ay fulaar yu xonq jàngalekat yi de du mooyu nañ classe yi nee nañ de dañuy dem ba jeex fii ba BFM duñu bokk ci examen yi. bac bi lancement la BFM bi moom dañu dul sax tàmbali pour commencer. bi ñu laajee nag waa inspection d'académie bu Thiès nee nañ nag ñi ngi def ay jéego nag ngir indi ci saafara waaye nag ñu xam ne INEFJA bokkul ci inspection d'académie bu Thiès waaye nag ñoom ci ministère bu éducation nationale la ñu jokku RFM Thiès. Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh wàllu li nga xamante mooy examen yi njàng mi ñeel jigéen ñi Sénégal ndax ñoo daal di gën a xereñ seen càmmi ñi góor li seetlu gi rek ci gëstub soxna Anna Rocha mooy naam mi jàmbaar la ñu waaye ba tey seen càmmi ñi ña nga fa woon Anna Rocha. ñaar wala ñetti at a ngi nii ñu gis ne xale yu jigéen yi ñu ngi gën a ñeme songu série scientifique yi Aïssatou Ly moo jiite woon kuréel gi ëmb jàngalekat yi yëngu ngir gën a dooleel jigéen yi ci biir njàng mi fii ci Sénégal. globalement paaru jigéen ñi wax dëgg yàlla ñu ngi dab-dabal góor ñi bu baax a baax ndax mais mu am ay mesures yoo xam ne ministère bi andi ko looloo fi andi Miss Mat Miss Science organisation de femmes yi nga xam ne aussi ñoom it di ci béy seen waar bu baax a baax par ay cours de renforcement sax en mathématiques et en sciences. waaye ba tey góor yi ñoo ëpp ci filière scientifique yi lee fu ci mel ni Ndar ci bac 2019 gi jigéen ñi motuñu sax 40% li ni mel bettul Babacar Mboup nekk expert ci wàllu éducation. est-ce que ñoom
sukkandiku nañ ci loo xam ne lii tey dañ koo gëstu ba mu wóor ndax su fekkee ne da nga xool école sénégalaise lu ci gën a ràññee ko moom mooy naam lu ñuy jàngalee science yi moom dafa sooxe fànn yëpp la mu ci góor ñi mu ci jigéen ñi soo xoolee sax jàngalekat yi soo xoolee sax njàngale mu leen war a ji tàggat dafay sooxe. moo ne day ca Ndar ba tey lu ëpp ci candidat yi ci série scientifique yi premier tour la ñu jàll ñoo ëppalee mention itam ca Thiès itam am nañ benn mention très bien waaye seen résultat yi nag ca Ziguinchor demeewut noonu Aïssatou Ly nee na xam na ni jéego yi leen war des na. waaw du fi yem nag ñu ngi am satisfaction mais des na il faut que xale yu jigéen ñi gën a dem ci série scientifique yi waaye dañu bëgg seeni performance gën fa amélioré wu. Babacar Mboup moom dafa jàpp ne yëf yi du mbirum genre beneen gis-gis lañ ci war a am. il faut nga xam lu nga xam ne lii moom mooy jafe-jafe li ñu woy obstacle épistémologique maanaam ci xeetu xam-xam yi science nan moo ci féetewoo ci xeetu jigéen ba moom du mën a am xam-xam boobu nu mu waree. ndax loolu ci biir classe bi lay amee nan ngay mën a defee ay pexe pour que jigéen ñi mën a ñëw jot ci science bi comme ni ñu ko waree. Kardiatou Kane bu Matam ak mention très bien bu mu am ci bac 2019 bi baax na loolu war a nekk itam royukaay pour moromam yi waaye nag waratul nekk li ñu bett. jërëjëf Anna Rocha reportage tey bi ñu ngi ko jagleel chantier yi ci wàllu tabax ak dëkkuwaay ak it danger ak risque yi nga xamante ni moom lay làmbool lu jëm ci wàllu tabax waaye fa nuy tojee yi taax li sabab nag gëstub tey bi mooy la woon ci Yarax ay bés bi ñaari bakkan rot ca kenn am ciy gaañu Kumba Sanjaan Fay. ay durub marteau yu ab waxambaane mu taxaw ci ab fenêtre bu miir Alpha di ab maçon. balaa muy daal sama kaw. mais ci yow est-ce que wóor na. li muy toj du mur bi nekk ci peggub ba mu taxaw ay toj-toju xeex di wadd ñu mën ko seen fune ci biir taax mi ñu bëgg a daaneel fare ca cité kër góor gi ci kàddub Mamadou ma ko féete kaw noonu Alpha taxawee lu war la. di nga gis koo xam ne day toj bâtiment ñëw taxaw miir bi tiim ko mu di ko toj te loolu du yoon bâtiment da nga war a tiim miir bi boo ñëwee yéeg mi ngi mel ni nga toog ci kaw garab toog ci branche ba pare di góor branche bi bu sottee ko sa kaw yaa ko def. moo ne ay l'accident yu bari ba ci sax bakkan yu rot yu seen ñooñu maçon luy faral di am la jamono ji bëri na tey ñuy wuyoo maçon te du fenn la ñu sàkkoo xam-xam ba leen ko mën a tax a def ci gis-gisu Alpha ak ñooñee muy liggéeyal ndool. mais boo ko maîtriser wul mun nga ne fu ma ne mun naa commencé fu gën a yomb ci man mun naa commencé foofu fu gën a gaaw rek boo xoolee si gën a gaaw si yow te maîtriser kii bi loolu mooy andi yeneen kii danger yi quoi. li nga gis maanaam ouvrier les gars yi dañ ko jàngatul ba mu mokk da ngay gis koo xam ni day ñëw mel na baru 2 semaines wala 3 semaines ne maçon la. ab mbir bu loxo ñëpp laale daanaka ñi bëgg ñu daaneel leen seen taax ci seen bopp léeg-léeg ñooy làmb fu mu gën a nooyee. borom kër itam ñoo ko def li ñu war a fay 500000 bu ñu gisee koo xam dañ ko fay 300000 ñu kii ko non toj bi souvent ci borom kër yi la c'est parce que da ngay am sa kër mu dem ba nga pourrir dëgg-dëgg bu ko defee nga jël ñoo xam ne nag moom bañuñu dara toj ci yoon démolir yenn niveau yi machine moo ko war a mais à part bu dul loolu moom yéeg ci yenn kii di dóor moom da ngay rey sa bopp. yooyee maçon di woo seeni ñoñ ñu daal di gën a farlu ci seen xalaat amatu benn xëy bu yor dayop ab bakkan. non jaru ko. Kumba Sanjaan jërëjëf gis-gisub architecte bi nag di Mamadou Berté ci wàllu kon li war ne doxalin booy daaneel bâtiment tabax sax naka noonu loo ca gis dafa war ma plan ci njëlbeen plan boo xamante ni bu dee daaneel gi da nga koy lal nag ci wàllum kaaraange lu ko mooy jëye Mamadou Berté ñu teewlu ko. bâtiment buñ ko namee daaneel day fekk balaa ñu ci jublu moo am plan bâtiment boo koy tabax da ngay def plan boo koy démolir tamit da ngay def plan bu lay woon fii ngay jëkk a jaar lii ngay jëkk a def li topp ci lii lu topp ci loolu topp li ci gën bare ci gaañ sax boo seetloo li ñuy récupérer la ñuy jëkk a génne parce que loolu du en général du jël charge li ñuy récupérer mooy lan buntu yi palanteer yeeg tuile yi bu amee tuile après commencé attaquer charpente boo defee neneen nag ñoo commencé di jàpp ci structure yi wala mur boo xam ne ni mu taxawee baaxul nga ñëw dóoree ko noonu te yow fexewoo mu téye ba saa yu koy pare day dal sa kaw daal bi tamit bu fekkee ne dindi nga poto yi daal day wàcc yooyu yëpp daf ci am booy wàcce yooyu nag am na bërëb yoo xam ne nit ñi duñ fa nekk kooku ci plan bi lañ koy définir bu ñuy liggéey fii kenn fi nekk fii nii la ñuy def ainsi de suite plan de mooy génne yooyu yëpp ñuy def étape par étape ba mujj jeex ba ñu raser ay techniciens ñoo ko war a def techniciens yoo xam ne xam nañ luy structure u bâtiment bu ñu ne structure u bâtiment mooy li téye bâtiment bi li ci gën a bare mooy poto yeeg poutre yeeg daal yeeg yu demee noonu daal bi couverture la rek sax yooyu nag balaa nga koy attaqué day fekk nga libéré yeneen partie yëpp daanaka muret yooyu yëpp jóge ci kaw di bëgg suuf ci kaw da ngay wàcc booy tabax ci suuf ngay commencé di yéeg booy toj nag ci kaw ngay jóge di wàcc mais loolu foog nga xam ko boo ko xamul di nga lor sa bopp te mooy li faral di am.
RFM bitim réew. ñu daal di ko tàmbalee réew Mauritanie Adja Bintak lu ñu fa yaakaar ci wàllu kon buntu bu ubbeeku ci crise ba fa woon ci wàllu politique. waxtaan lañu ci yaakaar Alaaji Assane moo tax opposition ba ak nguur ga démb ba léegi ñi ngi waxtaan pour xool nag la ñuy génne ci jafe-jafe yi fa am ci wàllu politique gannaaw élection ba fa amoon ndaje bu njëkk nag am na ci diggante ki yor kàddu gouvernement bi jiite it parti bi nga xam ne moo nekk ci nguur gi ak candidat bi nga xam ne moo jël deuxième si élection présidentielle ba Biram Da Abed la tudd ki taataan ay kàddoom di Mohamed Diop moo ko tekki itam. Cette rencontre préliminaire. ndaje mu njëkk mi jàll na ci anam yu baax. nos soucis préliminaires. fàttali nañ sunuy ñaxtu ki fi teewal nguur gi. qui sont en premier lieu. li ci njëkk mooy laaj ñu bàyyi ñi nga xam ne dañ leen teg loxo ci wàllu politique. dont les journalistes. te mu am ci ay journalistes comme Ahmed Wadia. aussi la cessation. ñu teg tam ci suuf atte yi politique lal. que nous considérons à caractère politique. waxtaan daa war a am diggante nguur gi ak kuje gi ci tekk ak dal. et le pouvoir dans la sérénité totale. Somalie la ñuy wutali Somalie moom daal dina dogoo ci wàllu jëflante relation diplomatique ak réewum Guinée. waaw li tax mu jël dogal bi mooy ne nguuru Guinée président ministre bi nga xam ne moo yor wàllu affaires étrangères dafa daal di dalal benn délégation ñooñu ñuy wax waa Somaliland loolu nag moo naqari waa Somalie moo tax ñu dakkal seen relation diplomatique ak Guinée leeral yeeg Koumba Sandiane Faye. gouvernement fédéral bu réew Somalie dogu ngir jeexal bépp relation bu doxoon digganteem ak république bu Guinée loole ki ko xamle di jëwriñ gi ñu dénk wàllup jëflante bitim réew bu réew Somalie ci ab communiqué ab dogal bu Conakry yëg ci taskatu xabaar yi kilifa yi réewum Guinée amatu benn yoon bu ñu jotee ab këyit buy firndal loolu bu ñu sukkandikoo ci ki xelal jëwriñ gi ñu dénk wàllup jëflante bitim réew bu réew Guinée ñu jàpp ne it ab dogal la bu sàllowul benn yoon ak jëflante ñaari réew jëm ci wàllup woowee boobule diggante Somalie ak Guinée bu ñagas lu ko waral tukkee ci teertu ba sup ñaari fan ci weer wi bi njiitub Somaliland di Mouzy Bihi Abdi ñëwee ca Guinée ab protocole njiitub réew jamono ji nga xamante ne Mogadiscio dafa jàpp ne Somaliland ci moom la bokk te Mogadiscio ak Guinée seen diggante ratax lool loole taxoon ba njiitub réewum Guinée Alpha Condé ci boppam xoolaatoon doxalinam digganteem ak réew moomee ba njiitub Somaliland di ñëw foofee sax moom Alpha Condé jëwriñam bi ñu dénk wàllup jëflante bitim réew la yónni ngir mu dalal ko ci aéroport international bu Guinée. jërëjëf Koumba Sandiane beneen diggante bu xajam Adja Binta muy diggante États-Unis ak Grande-Bretagne ambassadeur bu Grande-Bretagne sax ci États-Unis tekk na ndomba tànkam. gannaaw bu mu critiqué administration Trump moom ambassadeur bu Grande-Bretagne ñu koy wax Kim Darroch dafa daal di démissionné tey jii loolu nag am na ñeneen ñu tremblement de terre la daanaka ndax nag da doon bind ay notes di ko jox nag réewam Londres ci la nag yëf yi daal di rëcc génn benn journal daal di koy bind mu ni Donald Trump kenn xamul ban façon nit la te itam dafa incompétent Oumou Kalsoum Ba. Kim Darroch di ambassadeur Londres fële ca Washington xamle nañu ne dañ ko tuumaal ci ay wax yu teguwul lal ko ci ndoddu présidence américaine ba gannaaw loolu Donald Trump jël na dogal ne dootul liggéey ak moom ginnaaw démission ki nga xam ne moo di premier ministre britannique Theresa May jël dogal ne day bàyyi bu weer bi deewee mu tombe ki nga xam ne moo di tekkal nomba bi ñu bëgg a tekkil ki nga xam ne moo di Kim Darroch di ambassadeur Londres fële ca Washington tey ci mercredi bi fii di premier ministre britannique di Theresa May ñaawlu na lu ni mel mu teg ci di rafetlu nekkin bi ambassadeur bi nekkoon fële ca États-Unis démb ci ab débat bi doon dajale ki nga xam ne moo di opposant ba di Jeremy Hunt ak Boris Johnson ci ki nga xam ne moo war a jiite parti conservateur waxtaan nañ ci itamit ci situation ki nga xam ne moo di Kim Darroch ak poste bañ ko war a jox moom dafa jàpp ni mën na boole Kim Darroch ci wàllub liggéeyam ka ca topp nag di Boris Johnson jàpp na ne waxul lu dal xel looloo waral ñu yaakaar ne kii di président américain bi dafa lëkkaloo ak ki nga xam ne moo di ancien maire bu Londres. mu mel ne Alaaji Assane Donald Trump mën naa jooy dëjëm ndax nag ca saasa la jóg daal di xas ki nga xamante ne mooy ambassadeur bu Grande-Bretagne nee na du dara lu dul ku cekkate donc jóge fa nag daal di dal ci kaw ka fa nekkoon premier ministre di Theresa May beneen chancelière foofu ca Allemagne fan yëpp nag ñu xam nañ ne yaramam neexul moom Angela Merkel tey jii génn na ne mi ngi sant yàlla bu baax nag moom li ko dal mooy daal ay crise boo xamante ni ay yaram bay lox daal waaw daal na ko ñetti yoon waaye tey nag nee na macha allah mi ngi sant yàlla. est-ce que tooyul sax xam nga nag. dafa sonnoon nag jàmbaar la international bi. jigéen ju mën góor la. jigéen ju mën góor la Alaaji Assane ñu koy ñaanal rek wér gu yaram. Adja Binta bis xëy na nga jiite gouvernement Sénégal.
mën naa nekk de. defee ma ñaan nationalité ca Gambie jërëjëf Adja. RFM nit yi yéenekaay yi. Active Long Paris, le spécialiste des traitements de cheveux avec les laboratoires Labomed. La gamme junior xale yi dañu war a toppatoo seen karaw bu baax. Active Long Paris dafa defal xale yi seen gamme mu am shampoing démêlant kit junior am tamit pommade junior waaye it la gamme Active Long adulte, le shampoing karité jojoba coco résine et aussi le kit adulte super régular, les ampoules pour la longueur résine et démêlant. te nag bu leen fàtte les masques Active Long Paris yéen ñëpp yéen a ngi koy jëndee en gros ci 33 822 99 17 wala 77 815 20 20. Active Long Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Long Paris moo leen di may seen revue de presse. Savon de Marseille Alphée, fabriqué à partir d'huile végétale 100% naturelle, possède un pouvoir nettoyant exceptionnel, enrichi à la glycérine et aux minéraux marins. Savon de Marseille Alphée dafa di saabu boo xam ne kat dañ ko def rek huile végétale à 100%. Saabu boo xam ne ñépp ko bëgg boo ko sangoo ba noppi soxlawul ngay diw sa yaram day set wecc ba noppi di nes yi ba noppi dañ ko recommandé pour nag ngay koy fóotee tamit li nga xam ne moom moo di yëre bébé yi. Savon de Marseille Alphée bàyyiwul dara xet gaa neex. ku bëgg ci savon Alphée yi wooteel ci 78 111 96 96 savon Alphée moo leen di may seen revue de presse. bi mu sosoo ak léegi ci atum 2005 microcrédit mu ngi taxaw si juróomi réew ak ñeent ci Afrique ak réewu Chine lépp ngir bégal li tolloog million client ndéem bëgg-bëgg ak mébétu suñu ay client ñooy soppeeku di wéy ànd ak jamono rawatina ñun ñii ba tax na microcrédit soppeeku na itam di wuyoo turu Baobab Sénégal gunge na ñetti téeméeri client entrepreneur ak ay ndaw ngir ñu taxawal seeni projet si ay services yu yomb wóor te ànd ak kaaraange ci wàllu crédit épargne ak yeneen Baobab Sénégal bokk na si ñi gën a xarañ ci wàllu leble ay koppar ay client lépp nag si kaw ay bànqaas yu wóor yu ko jural ñeent fukk ak ñetti agence ak lu toll ci téeméeri point Baobab ci réew mi yépp Baobab Sénégal di wéy di jàppale ay client am si jumtukaay yi gën a xarañ ci wàllu internet ak digital ngir yombalal ay client am si ni dugal ak génne koppar ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñaari Aliou yi ci réew mi di Aliou Sall ak Aliou Cissé ñoo dara la yéenekaay rap journal bu ci xëyewul Aliou Sall ma jëm ca dikk nga ci Aliou Cissé mi jëm ci match quart de finale tey jii ci ngoon doore ko l'Observateur mi ñu xamal ne rakki président de la République ji di Aliou Sall ñoo ngi koy séentu tey jii ca dikk alkaati yu division investigation criminelle yi ñoo ko convoqué ngir wal koo déglu ci seen enquête bi ñuy def jëmee ci wàllu Petrotim convoqué googee ñu ko convoqué ca dikk l'Observateur nañu am na ñaari nit yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu droit li ñu ci gis moo di mbir yu bizarre la ndax bu ñu ne Aliou Sall kay témoigné te moom Aliou Sall coow leeg mbambu lii lépp moo ko waral loolee li muy firndeel moo di mbir yi am na lees waxul gu ci am Babacar Mbaye Ngaraaf mi porté woon plainte Aliou Sall ne waa l'Observateur moom li mu gis yëf yi moo di gaañ yi dañoo nekk ci tegi pexe ngir seet nu ñu raggale Aliou Sall ab deram ci coowal pétrole bi seetal ko la ñu bëgg Direct Info xëy aajar xibaar bi ci xëtamu njëkk ni mu ko bindee moo di Aliou Sall mi ñuy tuumaal ci mbiri Frank Timis convoqué nañu ko ca dig tey ji Sud Quotidien xëy ko feelu dëggal xibaar bi xamal ñu ne njiital caisse dépôt et consignation ba woon di Aliou Sall convoqué nañu ko tey jii ca division investigation criminelle Les Échos gis ca dem ga demuk yàqi tànk ne jàpp na ne bés bi ñu tànn ngir woolu Aliou Sall ca dékk mu di bés bi Sénégal war a football match sub quart de finale ca Coupe d'Afrique ba loolee li muy wane mooy dañoo bëgg a tuur lëndam askanu Sénégal ne xam nañu xel ne kenn du leen tal xel yi xalaat yépp ca match ba lay nekk Soleil national moom xelam ak xalaatam ak xëtam mu njëkk yépp ci match bi la ko yemale wax ñu ne Coupe d'Afrique Égypte 2019 ñoo nga ca quart de finale ya Sénégal a koy ubbi diggam ak Bénin bu 4 heures ci ngoon jotee lay doon Aliou Cissé ak i gayndem li ñuy fexe mooy ñu yeggee ci demi-finale ya ndax def na fukkeet ak ñett ci ren ca ba Sénégal gëjee football demi-finale Coupe d'Afrique Le Quotidien nañu kaar gi ñuy yam saa su nekk xanaa dinañu ko romb tey jot na sëkk ci ñu tàggoo ak gaafu quart de finale ndax Sénégal football na juróom-ñaari quart de finale yoo xam ne juróom yépp da ko perte enquête dina kay nañu jot nañu romb quart de finale ndax Sénégal mi ngi ki football kat yoo xam ne muy génération bi fi nekk war nañoo mën a romb quart de finale Salif Sané di défense katu Sénégal bi añu ci max bu njëkk bi dañuy wax ci xët mu njëkk enquête dina kay ne léegi wér na Pelek Les Échos nañu muy moom Salif Sané di Krépin Diatta mi ñu doon laam-laamee ak bokkam ci maxub tay bi ñoom ñaar ñëpp wér nañu waaye Ismaïla Sarr ak Alfred Ndiaye ñoom maxub tay bi duñ ca mën a bokk ndax dañoo forfait Michel Ducier di entraîneur équipe nationale bu Bénin ni ñu ci yéenekaay bi Sénégal mi bëgg a gagné coupe bi moo nekk ci pression waaye ñun li ñuy gagné nañu ko ba noppi bu fi yemoon sax mu neex entraîneur équipe nationale bu Sénégal mu di Aliou Cissé ne ñu ci xët mu njëkku laas yéenekaay bu ñu
sous-estimer waa Bénin rek def gaaf gu rëy Olivier Verdon di benn waay buy football défense ci équipe bu Bénin bi nañu li am ba des daal moo di collectivement ñoo gën a taxaw Sénégal l'observateur nañu ci weneen wàll moo di vaudou yi mu di xërëmkat ya nekk ca Bénin jël nañu maxub tay bi def ko seen maxu bopp laatir bi nañu lu waay di wuyoo da koy nuru nañu teg ci àll ba teranga ji teewoon waa Bénin ne ay gaynde lañu ko séqal te gaynde du bokk yoonam yoon di justice ña mu tegoon loxo ci coowal dorog bu bari bi douanum Sénégal jàppoon ca poorum Dakar l'observateur xëy na di ñu xamal ne ci mbir moomee am na ñaari doomi Sénégal yu ñu jàllale ca kaso ba am yeneen ñaar yu nekk ci contrôle judiciaire mu des yeneen ñeenti nit yoo xam ne dëkkuñu ci réew mi ay étranger lañu ñooñee tey jii ci la ñuy xam ana lu yoon di dogal ci seeni mbir ci mbir moomee ba tey libération xëy na di ñu xamal ne directeur bu Dakar terminal bi ñu tegoon loxo ci yëf yi téye woon ko ci garde à vue mu di Fabrice Tour mujj nañu ko libéré bàyyi ko ci lu kenn yëgul discrètement. Active Long Paris, nos cheveux, nos héritages. Active Long Paris moo leen di may seen revue de presse. Savon Alphé moo leen di may seen revue de presse. ak Baobab Sénégal fësal leen seen xarañte. Baobab Sénégal moo leen doon may li ci yéenekaay. jëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm na ko noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru bëccëg ak RFM li ci gën a fës di ndaje mi ñëpp yi xaar Sénégal Bénin ci kanam tuuti ñeenti waxtu ca Caire ca Égypte ci kaw jongantey Afrique yi ci wàllu quart de finale d'ailleurs ci la ñuy egsi sax xibaaru kan bi ak Youssouf maa ngi lay ziar Youssouf ba di la nuyu Alaja Sane ni ñu ko waxee Sénégal Bénin comme nanguloo def pronostic ñu ñaan rek waaw ñu ñaan rek gars yi continuer seen yoon rek ndax objectif bi mooy kon dem demi-finale parce que gëj nañ ci dem 13 ans ba léegi te Égypte lañ ko gëjee defee 2006 donc ñu am njort rek peut-être waaw dinañ jaxlaat am na waaju xëy tey ne ma ñooy daan de ma ne ko nangoo li si xaar wala da ngaa reere lu diis yàlla def ndaw amiin yaa rabbi jërëjëf kon ci kanam incha allah ak embouteillage yi moom timis sax taxul ma egg sama kër dinaa raté match yëpp c'est que yow booy da nga tardé quoi jamono suy dox da ngay ànd ak moom di dox daw bay daanu moom jaratu ko ak Tigo football club ak Tigo football club loo bëgg a xam si match bu la neex da nga koy am nice en direct si sa téléphone foo mënti nekk si heure bu nekk nag di jot actualité football yëpp maanaam score yi neel benn classement yi neel ñaar ak lépp lu jëm si match yi ñam sa di ay waay non booy ay xéewal ngay wax nii de waaw loolu lu muy demee xoolal t'appel dièse 1 4 3 dièse bés touche appel rek yaa ngi ci biir stade bi te li ci gën a neex nag mooy njëg bi dafa yomb maanaam fukki dërëm dong lay tàmbalee ñam sa di neexul ba neexul Tigo daal caw na xeer gi du moroomu gaay yi Tigo dund sunu passion dooleel sunu gaynde yi Tigo. Tigo moo leen di may journal de la CAN. yaay léebal ma amoon na fi benn infirmière bu baax dafa daan dox si lu gën si wérgu yaramu nit yi ak bu njabootam meewu l'écran rek la tàmm woon meewu nag piir bu am juróom-ñetti farñeent waaye yaay kooku yow la waaw waaw sama doom te sax waxtu njogonal jot na xaaral ma defaral kaasu l'écran bu mag l'écran meewu nag piir bu am juróom-ñetti farñeent mooy li gën ci suñu wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëg l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor. L'écran moo leen di may seen journal de la CAN. Aliou Ba ci technique bi ci kàddu gi Youssouf Bodian di leen dalal jàmm. quart de finale CAN 2019 tey lay door bu 16h jotee Sénégal Bénin ca stade 30 juin bu Caire. équipe bu Sénégal bi nag Alfred Ndiaye du ci bokk dafa amee gaañu waaye Crépin Diatta ak Ismaïla Sarr kon mun a am ñu gisaat leen tey ci ngoon ci kanamu équipe Bénin bi xibaar yu mujj bàyyeekoo fële ca Caire ak kenn ci sunu ndaw ñu fa toogal Sola Thiam. comme niñ ko tamee di defee ci bésub match bu nekk gaynde yi daal dinañuy amal seen doxantu niki tey ci suba seen xar kanam yi nag ku ko xool xam ni noppi na ngir dugg ci match bi ut ci victoire loolu sax moom mooy mot d'ordre bi am ndam ngir jàll ci demi-finale yi gannaaw ba ñu toogee fukki at ak ñett àgguñu fa ci infirmerie ba nag amaat na ay joueurs yu fa nekk mu di Alfred Ndiaye ak Ismaïla Sarr même bu fekkee sax ñoom ñaar ñi ngi woon ci doxantu suba gi waaye nag lu jëm ci wàllum Crépin Diatta moom xel dal na rawatina itam
Salif Sané mi nga xamante ni dafay dellu si gannaaw ba mu toogee ñeenti match yu mu bokkul foofu sax ab laaj day samp ndax Salif Sané dafay dellu si waat ci 11 de départ bi waaw am déet moom nag bu ñu sukkandikoo ca la mu wax ci conférence de presse mënees nañ ko njort ñu jàpp kon comme équipe probable Alfred Gomis ci camp yi ci côté défense bi ñu am Kalidou Koulibaly Salif Sané wala Cheikhou Kouyaté ci wet ga Lamine Gassama ak Youssouf Sabaly milieu de terrain ba mën nañ fa fekkat Pape Alioune Ndiaye Idrissa Gana Gueye ak Henri Saivet ci attaque bi nag Diao Baldé Keita mën na dellu si waat Sadio Mané ca beneen wet ga ak Mbaye Niang lu jëm ci côté beneen nag ñëpp xam na ni que ni seen défenseur central bi di Khaled Adeno du bokk ne dañ koo aj waaye Michel Dussier mën na jàppande ci ñaari joueur yi nga xamante ni dañuy dellu si waat mu di Seydou Barazé ak Steve Mounier loo xam ne gulet vidéo assistance bi nga xamante ni dañ ko utiliser ni ki tey jii ci googule jongante tanara arbitré jongante gi la nag moo di Moustapha Gorbal di arbitre algérien bi nga xamante ni moo sexoon sifflet gi ci 8e de finale Ouganda Sénégal lu jëm ci wàllum ambiance ci gradin yi nag président 12e gaynde bi nga xamante ni jokkook nanoo moom muy Issa Laye Diop xamal nañu ne lu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñetti supporters yu tukkee ci 12e gaynde ñoo nar a dem stade ànd ak juróomi téeméer ak juróom fukki supporters yi nga xamante ni fii ci Caire la ñu nekk lépp ngir gunge gaynde yi ñu am ndam mu ne woon Soda Thiam fii ci Le Caire ngir Radio Futur Média. Soda Thiam wax nga ko ban 11 bu Sénégal moo war a kon jaaxaloote ak waa Bénin supporters yi ci Ndakaaru ñoom it am nañ ci xalaat ñaare ceek Amadou Sabax Ba. Sénégal Bénin moom la ñëpp di waxtaanee waa marché Sandaga kenn demul ñu des lenn rek la ñu wax dañuy gagné waaye ñenn ñi jàpp ne défense Sénégal bi dañoo war a maintenir même dispositif bi nga xam ne moo joué woon contre Ouganda. man axe bi dañ ko war a bàyyi parce que comme Kouyaté mi ngi ci match bi mi ngi ci bokk na instant bii nii dañ ko bàyyi quoi dañ ko bàyyi foofu parce que Sané c'est malgré moom axe central mooy métier waaw 4-4-2 waaw moom laa jàpp comme ña fa doon ne rek comme ni mujj départ nii baax na waaye daal li ma bëgg daal moom nan teel dugal mooy na def 4-4-2 wala mu def 4-3-3 éléments yi nga xamante ne manqué nañ ko Alfred Ndiaye nekk fi mu seet ñi nga xamante ne ñoo nekk si milieu bi. ngir lu gën a wóor Ibra marchand ambulant ca Sandaga jàpp na ne duo Koulibaly Salif Sané moo gën a wóor ci défense bi. ci digg bi mu andi booy Lamine Sané non Salif Sané waaw ci axe bi waaw loolu moom vraiment man bu defee loolu man dinaa kontaan quoi. Ismaïla Sarr Crépin Diatta wóorul ñu football ci bile match waaye ñu dajeel jàpp ne kii di Diao Baldé Keita war naa mën a départ. léegi ci kaw comme que kii dafa am ay soucis Ismaïla Sarr léegi dañuy démarrer Sadio Mané rek dekkee Diao Baldé Keita ak Mbaye Niang. dëgg la am nañu ay blessures am comme Ismaïla Sarr mais Ismaïla Sarr Diao Baldé mën na jël place am loolu du dara. match Sénégal Bénin war a am ci àllarba ji supporteurs yi ñu dajeel joxe nañ 11 yi nga xam ne ñoo war a départ ci bile match ngir ñu mën koo gagné. Amadou Sabax Ba kon jàppale ni quart de finale bi mooy juróom-benneelu match diggante Sénégal ak Bénin gaynde yu Sénégal kon gagné ñeenti benn kon match nul ci juróom yu njëkk yi match nul boobu atum 2000 la woon ci yoonu coupe du monde 2002 ñu ñëwal kon ci taarixu jongante diggante Sénégal ak Bénin ak Cheikh Tidiane Diagne mooy beneen ndaw RFM ca Égypte. ndam ci kaw waa Bénin tey jii ci ngoon Sénégal daal di qualifié ci wàllu demi-finale Coupe d'Afrique des Nations ci fàttali ci atum 2006 fii nii ci Égypte ci 25e édition Coupe d'Afrique des Nations le Sénégal gëj a qualifié ci wàllu demi-finale fukki at ak ñett ci gannaaw ndaw Aliou Cissé yi tey jii am nañu kon bokk possibilité ngir mën a am ndam seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Bénin mi nga xamante ne ñoom itam seen parcours daanaka lu baax la ci gile Coupe d'Afrique des Nations waaye bu ñu xoolee équipe bu Sénégal la mu am ci wàllu collectif ak itam ci wàllu individualité mën nañoo jàpp ni coéquipier Sadio Mané yi war nañ ci mën a génn fàttali itam Sénégal boobu ak léegi gannaaw ba ñu jongante ak ñi nga xam te ñoo di waa Bénin juróomi jongante la ñeente di match amicaux ba ca des nag di ab match officiel waaye Sénégal match si perte benn yoon gagné na ko ñeenti yoon daal di match nul ak waa Bénin benn yoon ci wàllu but yi itam Sénégal jot naa dugal ñaari but daal di encaissé ñett ci diggante ak ñi di waa Bénin di ay statistiques yi nga xamante ni mën nañ cee sukkandiku ngir jàpp ni Sénégal war na cee mën a am ndam diggante ak Bénin waaye loolu yëpp dana leer ni ki tey ji ci ngoon gannaaw jongante gu nar a dox ci diggante Sénégal ak Bénin ci stade bu 30 juin Cheikh Tidiane Diagne fii nii ci Caire pour la radio Futur Média. Cheikh Tidiane Diagne ban taxawaay la Bénin kon war a am ci kanamu Sénégal ci match bi moom nga laaj suñu naatangoo nekk ci rajo télévision bu Bénin di Hospice Métoli.
Deux entraîneurs qui connaissent très bien l'adversaire. ñaari entraîneurs yi ku ci nekk xam nga sa adversaire jox nga cër bi nga xamante ni mooy bi war sa adversaire te boo xoolee sax ki nga xamante ni moo di Aliou Cissé ci ay kàddoom ma naw ko loolu moo di nee na erreur bu ngand lay doon Sénégal bu ñëwee nee day xeeb Bénin ndax mën na fa jëlee safaan ba léegi nag bu ñu taxawee ci équipe Bénin bi ñaari at ngi nii mën nañoo jàpp ne daal équipe Bénin bi mu ngay gën di baax te boo xoolee def di équipe nga xamante ni ci lu jëm ci ay adversaires yi nga xamante ni dañuy faral di ne ñoo leen mën ñoom dañuy ñëw xar si seen tànk tubay daal di indi li nga xamante ni moo di bloc ba looloo tax ma ne bu ñu ko xoolee ci loolu man dama jàpp ni que Bénin foog mu accepter subir match bi daal di nangu domination équipe bu Sénégal léegi nag ci kaw loolu danañu profité ci yenn faay yi nga xamante ni Sénégal dana ko indi ci match bi ndax mënoo jouer match ba jeexal ko te doo am faay di Bénin bu perte dañuy ne lu jaadu la lu normal la ci digganteem ak Sénégal waaye Sénégal bu perte nag loolu moom safaan moo lay jur maanaam loolu événement lay doon surprise moo tax ma ne Bénin amul dara li nga xamante ni war na ko perte ci digganteem ak Sénégal Sénégal nag xëy na li ma wax dana bizarre si ñëpp mais match bi nga xamante ne perte na ko ci tournoi bi digganteem ak Algérie dafa tax équipe bu Sénégal gën a yeewu gën a fort gën a am mental de devenir plus fort. Hospice Métoli di taskatu xibaar bu Bénin nekk jamono yi ca Caire match bi diggante Sénégal ak Bénin doomu Sénégal yi nga xamante ni Bénin lañ cosaanoo ñoom it kon ñu ngi ci yëkkati ay kaddu ñenn ñi sax jamono yi diggante Bénin ak Sénégal la seen xel nekk ñu ànd ceeg Papa Balla Gueye. match bi ci diggante Sénégal ak Bénin tey jii ci ngoon doon na loo xam ne lu nar a neex la ñi nga xamante ne nag ay doomu Bénin lañ nekk fii ci biir réew mi ñu jàpp ne Sénégal boo moytuwul moom moo nar a daal di jël ndam li kenn ci ñoom di Éric Ñimadi nekk ab jàngalekat foofee ci CESTI moom nag jamono ji xamul sax kat lay faral. bu ma sañoon Sénégal beneen pays lay rencontré pour permettre au Bénin mu am premier mën na jaar demi-finale pour une première fois mais comme Sénégal la rencontré te xam naa équipe Sénégal moom moo gën a dëgër quoi parce que ñu xoolee composition bi ak fond de jeu man jusqu'à présent Sénégal joué aussi vrai valeur am te xam naa ne match bi lay gën a génne valeur am donc dañ doon peut-être casser un jeu pour mën a gën a sori ci compétition bi donc. beneen naataangoom di Françoise Odonou moom nag jamono ji tiitaange moom lay dund waaye nag moom daanaka Sénégal moom moo nekk ci xolam réew mi nga xamante ne moo ko dalal. dina metti trop parce que man moom instant bi moom sama xarit yi yëpp teg nañ ko bëgg na xam kan laa faral bon Sénégal laa juddoo Sénégal laa màggee Sénégal laa supporté c'est normal yàlla baax na daal ñoo ngi ñaan vraiment que yàlla jàppale suñu Lions yi ñu gagné ko. gannaaw jéego yu am solo yi nga xamante ne Bénin def na ko nag boobaak léegi ci Coupe d'Afrique des Nations bi Mouna Aya moom nekk artiste nekk itam rappeuse moom nag ñaanul yàlla waa Bénin daal di yem fii nga xam ne daanaka mbégte rek lañ ci gis. équipe Bénin bi moom mosuñu dem ci quart de finale affaire yooyu kon pour man lu baax la et puis dama bëgg a jubiler tamit quoi man en fait ma ngi ci ñaar yi tey moom du ma seetaan match bi. mu doon match boo xam ne dina nar a metti loolu moo xam ci biir terrain bi wala sax ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy sorciers yi jiney Bénin yi ak yu Sénégal yi ñi nga xam ne nag ñoom la ñu waxtaanal ñoom nag li ñuy ñaan mooy ki nga xam ne moom moo gën a xarañ moo daal di gagné ci match yii la. Papa Balla Gueye am na beneen match boo xamante ne du am ci terrain bi du ñàkk ngeen seetlu ko vidéo yi daw ci kon internet bi wone kon ay féticheurs yu nekk Bénin di def seen mënin kon ngir mën a am ndam ci kaw Sénégal mystique bi ci match bi supporters yi noonu lañ ko gisee ñoo ànd ci ak Oumou Kalsoum li dina mystique de. waaw ça sera trop mystique moom. mais n'empêche on va gis. Ousseynou Ndaw nekk ab ndongo daara ñu fekk ko ca buntu kesk ba muy lire journaux yi ak xel mu dal muy xalaat ne rek vidéo yi béninois yi dugal di ci wane ay xarfa fuufa yi ñuy amal ci diggante match ba mu gis ne rek dañ ko def ngir yàq li nga xam ne moo di xel joueurs yi. dina xaw a safti mais mënul tere ñu gagné quoi loolu moom gëmuma ko quoi c'est que béninois yi quoi. loolu dañ ko def nii rek pour déstabiliser suñu moyen yi. buñ sukkandikoo ci yenn ci ay supporters match bi ci terrain bi la ndax Lions yi lu jig njaak ñooma. bu fekkente ni bataille mystique la moom xam naa ni Afrique moom normalement war nañ jël coupe du monde mais vu que Afrique moom bu ñu affronter équipe européenne du ñu mën a gagner man yaakaaruma ni ab bataille mystique moom foofu il faut toujours croire en soi-même et jouer. ñoom lu ñuy def nii sax loolu nekk loo xam dafa ne da leen dimbali nekk loo xam dafa ne arrangé loolu mën na tax xam nga c'est pour déstabiliser du genre mais Sénégal moom j'espère que moom gars yi moom mentalement ils sont forts loolu mun leen yëngal waa. Sénégal Bénin dañ ko amal tey mu nekk benn match boo xam ne match supporters yi la match ba nag mi ngi dajale ñaari doomu Afrique yi féete ci Afrique de l'Ouest muy match boo xam ne mystique moo ko lal.
Oumou Kalsoum lii waaye fii tamit ci terrain bi la 16h la Sénégal Bénin 19h beneen quart de finale bi diggante Nigéria ak Afrique du Sud Wuri Diallo dañu présenté ñaari match yooyu. ñaari équipe yi ñooy lancé jongante quart de finale yi Sénégal ak Bénin jongante bi dina dox rek ci diggante ñaar ñu nga xamante ni ànd nañ ci lu bëri mel ni rek lii di Afrique de l'Ouest wala itam organisation yi di CEDEAO ak itam UEMOA ñoom ñaar yi nag tey bu ñu jàppantee fokk rek ñu bàyyi lépp li nga xamante ni mooy ay neexoo seen diggante ndax rek kenn ci ñoom mën a jël ndam li am ba des mooy que ni bataille verbale bi maanaam xeex bi ci ay kaddu moom daal tàmbali na ba pare ndaxte fan yi ñu génn rek kenn ci attaquant gaynde Sénégal yi moom moo génn ne moom ñii di waa Bénin mënuñu leen te itam ñoom benn laaj rek moo leen yitteel ci biiru tanière bi boobu laaj nag mooy kan la ñu war a dajal ci final bi Béninois yi ñoom itam tontu nañu te ki ci gën a fës nag mooy ki jiite seen réew Patrice Talon ne moom daal laajul dara ñii di écurie yi lu dul rek ñu buffee maanaam lekk ci yàpp gaynde bi nga xam te mooy ñetteel bi ñuy dajeel Patrice Talon nag buy wax loolu xam na fu mu ko teg ndaxte ñoom waa beneen dañu rek jàpp gaynde yu Cameroun yi ñu woowee leen lion indomptable poussé leen ñu suwee lii di match nul 0 but partout ca match de poule yi ñu jàpp itam yeneen gaynde mooy lion yu Atlas yu Maroc dañ leen jàpp rek éliminer leen ci huitième de finale bi bataille verbale boobu am na solo waaye nag li ci gën a am solo mooy que ni affaire bi ci terrain bi la jongante bi dox ci diggante ñaari réew yi nga xamante ni ñoom ñaar yëpp anglais la ñuy làkk Nigeria di daje ak waa Afrique du Sud Super Eagles yi ak Bafana Afrique du Sud yi wala rek ngeen ne xale yu góor yi Afrique du Sud ñoom ñaar yi xamante nañu bu baax ñoo bokkoon poule ci éliminatoire CAN bile ñu nekkoon ci poule E bi Nigeria nga xam ne moo ko gagné woon jiitu fa ak fukk ak ñetti poñ topp ci Afrique du Sud ak fukk ak ñaari poñ waaye nag jàppaleen ni rek ci confrontation directe bi ñii di Bafana Afrique du Sud ñoo gagné woon ndaxte ñoom dañ rek dem ci terrain ki nga xamante ni moo gagné Coupe d'Afrique atum 2013 fële ca Lagos duma leen ñaari bal ci dara ñu def benn match nul seen dëkk fële ci Pretoria ku ci nak nga dugal sa morom benn bal. Wuri Diallo kon Nigéria Afrique du Sud bi nga tudd noonu kon di match boo xamante ni dina dox diggante Nigéria moom li nga xamante ni mu ngi bokk ci favori yi te moom moo éliminé Cameroun ak ñii di Afrique du Sud bett Égypte daan leen kon ci seen terrain seen kanamu public. Igalo ñu koy xaar ci match bi moom mooy ba fu mu toll nii ki dàq dugal ci équipe bu Nigéria ñetti but la dugal dem ba ci conférence de presse bi moom ne li mu bëgg mooy ñu xuus dem ni mu gën a sore ci compétition bi ñu déglu ko. dafa nekk liggéey goo xamante ne équipe bi yëpp ñoom ñoo ko daal di amal du man rek man maa ko def équipe bi nag ñoom liggéey nañu bu baax a baax loolee moo tax ñu daal di am ndam yi nga xamante ne moom la ñu am jamono ji nag waruñu daal di perte suñu digganteeg waa Afrique du Sud ñu ngi xaar nag match boo xamante ne bu nar a métti lay doon te dinañ def suñu kéemtalaay kattan ngir daal di koy gagné li may ñaan rek mooy supporters yi ñu daal di taxaw temm ngir ñu daal di ñuy supporter bu ko defee ñu daal di mën a qualifier ndax doon na loo xam ne lu mën a am la ñii di supporters yi nag dama leen di ñaan itam ñu daal di ñuy gëm loolee nag bu ko defee ñu nit daañ leen bëggal bu baax a baax. So I'm telling them to believe in us. Tomorrow we're going to make them proud. Baba Léegi moo tekki kaddu Igalo di attaquant bu Nigéria Sénégal Bénin arbitre bi soo da wax na ko sànq Moustapha Gorbal lay wuyoo di doomu Algérie fanweeri at ak ñett la am moom moo kon dirigé woon match bi doxoon diggante Sénégal ak Ouganda ci huitième de finale yi te Sénégal am ci ndam Gorbal moomu lee musoon na arbitré Sénégal ci qualification CAN 2019 bi ca Khartoum la woon diggante Soudan ak Sénégal boobu tamit Sénégal moo gagné woon benn bal ci dara Sidi Sarr moo dugaloon biu Sénégal. Sénégal Bénin mooy doon match bu njëkk ci histoire CAN bi war a am kon VAR di vidéo assistance à l'arbitrage VAR boobule dina tax ñu moytu erreur yi nga xamante ni léeg-léeg arbitre yi dañ ko def Abdou Aziz Seck moo gisee ni mel moom nag arbitre fédéral la nekk ca CRA bu Kaffrine instructeur physique arbitre yi tamit Abdou Aziz Seck nekk jamono yi ca Caire ñu jokkoo ak moom foofule. VAR day ñëw pour wàññi erreur yi nga xam ne ni arbitre dañ ko doon def pour que ku nekk li nga am ku nekk li nga mérité rek ñu jox la ko gis nañ ne compétition yu bëri yi nga xam ne ni da ngay gis benn bit dugg arbitre juum wala fu mu taxaw baaxul gisu ko penalty am mu dugalee ko loxo gis nañ ko ñu dugalee loxo mu jàll romb arbitre bi ñu naan c'est la main de Dieu wala autre chose mais VAR dafa nekk fi ne ni lépp la nga xam ne ni jaarul yoon nga def ko mu sanctionné la lépp la nga xam ne ni yow jaarul yoon nga subir ko mu delloo la say droit donc yaakaar na loolu bu nekkee am na
ñëpp lañ ci war a applaudir ku nekk dina am li nga moom. dina ñëw aussi réduire anti-jeu bi bu njëkk ba gisoon nañ ne ci wetu penalty wala coup franc yu jógee camp yi gars yi dañuy jàppante yuuxante jëmante def lu nekk la nga xam ne ni bokkul ci football bi arbitre mënul gis lépp mais VAR bu ñëwee ñoom dinañ sportif ku nekk dina jouer la nga war a jouer parce que xam nañ ne buñ deful li ñu war a def VAR baa ngi fii après dañ koy xool te bu nekkee am na faute ñu sanctionné ko loolu yaakaar naa ne joueurs yëpp ak supporters ak dirigeants yëpp gis nañ ne lu baax la ci compétition bi ku nekk li nga am moom ngay li nga mérité moom lañ lay jox loolu yaakaar naa ne vraiment Sénégal yëpp nañ ci kontaan ñëpp nañ ci kontaan parce que instant bi ñu toll meilleure équipe bi ñoom ñoo ci des te ay détails yi nga xam ne lañu jógee boo seetloo ak état yi dañuy dépenser lu bëree ci xaalis koppar ga nga xam ne nii bu nekkee nag da nga dépenser loolu yëpp ñëw toog parce que arbitre bi moo juum vous voyez que noonu loolu jàpp nañ ne loolu nekkul lu jaadu loolu mooy VAR la nga xam ne dañ koy commencé tey te loolu dinañ gis ne dinañ arranger les grandes équipes. Abdou Aziz Seck di arbitre fédéral bu Kaffrine ca Trao ak ginnaaw raay 13h moo jot ba weesu kon 50 minutes fii la ñuy yem ci journal de la CAN laata ñuy dem ñu fàttali leen kon rendez-vous yi 16h Sénégal Bénin 19h Afrique du Sud Nigéria bu 15h jotee incha allah ginnaaw xibaar yi nañ jël antenne bi avant match bi daal di commenter feuille de match bi auditeurs yi tamit ngeen mën a woote wax seen xalaat ci classement Aliou Cissé ginnaaw match bi tamit naka noonu résultat bi mu ngi ko commenter incha allah ci suñuy numéro yi.